2019 fii ci Guédiawaye président de la République Macky Sall dafa taxaw ne suñ ko falaatee dina régler société liquidée yi comme AMA comme SIAS comme Sotrac tey su ma jëlee dossier SIAS c'est presque 1787 agents yi nga xam ne en 1995 dañ leen a liquidé woon état war leen a fay 1 milliard 500 ñëw ci AMA Sénégal en 2006 ci la ñu liquidé la société war leen a fay 3 milliards 100 état bi fay 3 avenants de 130 millions muy 390 millions aujourd'hui état bi mi ngi ñu amel 2 milliards 100 pour waa AMA Sénégal beneen bi muy waa Sotrac état bi mi ngi amel waa Sotrac 9 milliards waa xaalis boobu yëpp ñu koy wax c'est parce que ay nit ñoo ko liggéey ñun arme bi ñu am mooy que def nañ fi ay marche def nañ fi ay sitting tey nag travailleurs yi dañoo décider ñu ne léegi nag dañuy def grève de la faim dañoo sonn dañoo jaaxle. mu ngoog Abdoulaye bor yoo xamante ne ay at yi at la def léegi te bokkoon na ci fay bi bokkoon na ci ay promesse campagne du président Macky Sall. effectivement que SIAS ak li nga xam moo di ay AMA Sénégal wa ila Sotrac def naa ni bu ñu leen liquidé mi ngi bëgg a yàgg. président Abdoulaye Wade def na si ay jéego yoo xam ne jéego yu am solo la woon. ba ñi nga xam ne ñoo nekkoon si këru liggéeykaay yooyu rafetlu woon nañ ko président Macky Sall jëloon na tam ay engagement répété waat ko ñi ko gën a jege itam répété nañ ko ni effectivement lii nga xam ne moo di passif social bi daañu si trouver ay solution yoo xam ne ay solution urgente la ma jàpp ni nag toll nañu jamono joo xam ne am na mbir yoo xam ne boo ko jëlee ay engagement te muy ay père de famille am na ay kër yoo xam ne tas na si mbir boobu am na ay famille yoo xam ne disloqué na si mbir yi am na ñoo xam ne seen ay soxna wàcc na leen dem nañu seen yoon am na ñoo xam ne perte nañu seen xalaat maanaam dañoo mujj am feebaru xel yu bari am na si donc mu nekk benn poids boo xam ne lu gis la si ay famille sénégalaise mu dal leen damay jàpp ni effectivement war nañ ko mën a rectifier bi nag du leen maanaam xayma nañu li nga xam ne moom lañ leen yoral si xaalis te ki jiite réew mi waxoon ni dinañ ko éponger def naa ne nag jot na ñu jox leen ko ñu seeti leneen wala boog def leneen wa illaa ñu nokkiwaat par rapport ak li nga xam ne moo di difficulté ak souffrance yi nga xam ne dund nañ ko pendant autant d'années. te moo suuf pour appuyer li Abdoulaye wax sax am na ci ñoo xamante ne magal nañu ba gréewu xiifal boobu mënuñu ci bokk mais seen yaay njaboot ñoom ñooñu. te bu fekkoon te woon ni ñi ñuy waxal dañu ko déggul xat yi wala xamuñu ko mais ñoo ko tey. jàmbatu waa SIAS jàmbatu waa Sotrac. jàmbatu waa AMA Sénégal waaye fii ku nekk Sénégal dégg nga ko dañ ciy jéemil pexe li ñu jéem pexe ñu ngi ci nekk ci campagne di yàq xaalis bu bëri. kenn ku nekk ñu dij la fa nga nekk jox la kees gu dul jeex yaa xat yi ngay dox ci nit ñi di leen tuur xaalis ci ay caaxaan. te mën a lijjanti lii boo déggee waa Sotrac li ñu wax ni mooy explication yi Abdoulaye Daouda Diallo maa ngi ko doon déglu ci seen émission ci suba teel émission ñoom pa Assane sa yaram bi sax day daw da nga naan est-ce que ñi ñu jiite vraiment yéen yëfi nit la wala yëfi xol la yëfi kenn xamul lan la tudd quoi comme ni ko Abdoulaye waxee sànq ñenn ñi dee nañu ñenn ñi seen famille tas na te ñoom bi ñuy falu Abdoulaye Wade dafa fekk Sotrac doon société bu am ay problème société baa nga existe ñu ñëw liquider société boobu ña fa nekk am ay droit c'est-à-dire que ñaanu ñu seeni ay droit la nga jël société bi jënd ko soppi ko doxalee ko naneen bi Abdoulaye Wade daanoo société bi nekk ci loxo ñii ñu reconnaître bor bi ñu leen ameel SIAS la même chose mais nguur mënta nangu ameel aw askanam bor lu ëpp fukki at ci maa tey ñu dem ba egg ci grève de la faim waa SIAS ay mag lañ tey ji képp koo ci yóbbuwaatoon ci société bi fekk na retraité na li ñuy demandé comme seen ay droits suñu société yaa ko liquidé yaa ko sàkkal pexe jox ñu suñu ay droits. mais nguur gi na expliquer Sénégalais yi lan moo tax muy seetaan Sénégalais yi di galérer di souffrance est-ce que moom souffrance su Sénégalais yi mbégtali ci moom. amul benn explication boo mën a teg ni moo tax nguur gi jéemul def benn pexe comme geste bi Abdoulaye Wade defoon sax génn benn 5 milliards wàññi ko mais naada ci fukki at nguur Macky Sall mu ngi dugg fukkeelu atam. mois de février mu am fukki at. jéemoo indi benn solution ci ay milliards yoo amee ay entreprises yu nekk fi di galérer mais balaa ngaa tiitaroo wataraay bi ñu xamul ba tey njëg gi lan lay jar teyam jam ñaajoo balaa ngaa tiitaroo BRT bi nga xam ne Sénégal doo nga ko bëgg man BRT mosuma koo gis fenn yooyu yëpp balaa moo nekk ndam yaa xëyti mu laa na ñi fi taxawal entreprise yi nekkoon fi démb di ay sénégalais di ay citoyens di ay patriotes waay fay leen seeni ay droits yaa xëyti mu laa na te continuer nguuru Mansour ñu delluwaat
tuuti waxaat ci campagne bi ak njiitu grande coalition gëm sa bopp mu di Bougane Gueye Dany mu ngi wéyal ay visite de proximité am ni ki tey mu nga woon ca Mermoz Sacré-Cœur ak Baobab naka noone nag notable quartier yi dalal nañu ko jigéen ñi waaye itam ndaw Mermoz Sacré-Cœur yi laata loolu mu nga woon itam te Wakhinane Nimzatt Sam Notaire foofu la itam mu demoon fekki fa candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo fa teewal coalition gëm sa bopp Bougane Gueye Dany daal di jël lu tolloog ñaar fukk ak juróomi accouchement yu mu may jigéen yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca localité boobu mu may leen ko ca poste de santé bu Darou Rahman noonu ci ak Babacar Justin Mbengue moom moo yore communication bu mouvement gëm sa bopp. que président Bougane saafante ak ñoom waxtaan tamit ak ndaw ñi conseiller leen ñi nga xamante ne bokk nañu ak moom xalaat bokk nañu ak moom gis-gis et que sénégalais yi toujours di manifester seen indignation di wan ne d'accordul bëgg nañ changement bëgg nañ rupture et que tamit lu ñu mën a jotaat jàppaat ko tey mooy tey Wakhinane Nimzatt tey président Bougane tey dafa wane ne lépp lu muy def boole na leen si parce que tey képp ku wax mbirum santé di nga xam ne santé nekk na jafe-jafe ci Sénégal loolu moo waral mu yëkkati 25 accouchements gratuit may ko hôpital bi nga xamante ne moo nekk Wakhinane Nimzatt hôpital Darou Rahman. ñu wax ci xeex bi ñeel jàngoroy coronavirus ak ñetteelu dose bi ñu dippee dose de rappel programme de vaccination bi nag dina ko defal ñi nga xamante ne ñoom lañ ci ciblé ñoom ñi nga xamante ne jël nañu ba noppi ñaari dose waaye la ñu xamle moo di faw rek deuxième dose bi mooy bi ñu mujj jël mu mat juróom benn weer laataa ñu leen jox dose de rappel boobu la ñu ànd ceeg Mamadou Fofana. kilifa yi gàlloo lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram kon ci mim réew daal di nañuy digal kon nit ñi ngir ñu daal di jël troisième dose vaccin bi nga xam ne moo jëm ci fàggandiku nag feebar bii di Covid 19 kon tey jii nii war na ku ci nekk mu daal di dem daal di ñàkku jiwaat waaye loolu nag mi ngi jëm ci ñi nga xam te ne nii commencé nañ ju ñàkkut noonee nag li jëm ci wàllum dose rappel Sinopharm ki nga xam te ne nii nag kon jotoon na ko jël faaw mu daal di toog nag ci lu tolloog juróom benn weer ci diggante nag ak bu mu mujjee jël boobule vaccin noonee tamit mooy li war ci vaccin bii di AstraZeneca gannaaw bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ne nii ñoo gàlloo lépp lu jëm ci wàllum ñàkk mi ci mim réew noonee tamit diggante juróom benn weer noonee nañ ko war a doxalee ci yile vaccin di Moderna ak Johnson waaye noonee nag kilifa yu gàlloo lépp lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram ci mim réew di xamle ne lu jëm ci ñuy mën di jaxase vaccin yi nag loolu yi ñi nga xamle ne ba fu mu nekk nii kenn nangoogu ko fii nii ci mim réew lu jëm ci wàllum xale yi sax nag ñu may ñu mën a ñàkku mooy ñi nga xamante ne nii am nañ fukki at ak ñaar sënkam wala ñi nga xamante ne nii jàpp nañ leen ñi ngi amaale feebar boo xamante ne nii mun nañ ci ñàkk seen bakkan wala mu di ab cas de force majeure boo xamante ne nii nag xale bi war na ko jël te ci loolee sax nag vaccin bii di Pfizer ak Moderna ne ñu daal di diglee. mu nga kon paasan dose de rappel boobule dinañu ko jox ñi nga xamante ne ñoom la ñu ciblé ci jamono joo xamante ne ñu ngi ci campagne waaye itam Omicron mu ngi bu baax ci réew mi beneen forme coronavirus également feeñ ci la Chypre muy Delta Cron. Delta Cron. Delta lan nga wax. mooy bi boole souche Omicron ak bu Delta bi. xam nga gën a soof si àdduna xam nga mooy lan kan nangu ñu kaa nax médecins yi nag ñi nga xam ne ñooy spécialistes yi ne ci mbir mi di ci yëngu jamono bi may xool li bëgg moom la yàlla xam te mais xadi sénégalais yi ñu ngi dox seen ay soxla. léegi daal grippe amatul Sénégal. Omicron moo am Delta Cron ak. grippe am na ci suñu édition yi jàll wax nañu ko grippe baa ngi fi waaye Omicron bi. waaye Omicron mi ngi fi. grippe d'hiver moom xam naa amatul coronavirus rek moo am Europe léegi. grippe d'hiver tubaab bi dañ daan vacciné wu léegi déggatoo sax ci information yi grippe d'hiver léegi xam looy dégg. coronavirus dat ak ay léegi génn nañ ci coronavirus léegi nag ay micron la ak ay ocron ak ay kese xadi dama bëgg a wax benn affaire wax naa ko fi keroog dinaa ko fi waxaat. li gaaw ci simple ci loo xam ne dañ ne vitamine C mooy tax nga mën a fonctionner normalement. bu la jàppee tëdd bi baaxu ci faw nga jóg li laa jóg lu lekk ka consommer ka xam nga la mu doon. la naturel ay plante fruits ak la ca des waaye xam nga ak lan nokkos. xadi nokkos c'est-à-dire lu saf lu neex loo xam ni say dangaa ñàkk njambaan Dakar yooyu paañ yoxos c'est-à-dire yéet ñu defar ko mu ànd ak dinjeer ak ya ca des
nasaraan bëgguñu ko seen affaire la ñun dañuy kaa dundee sanu ay maam dañ ko dundee boobu pharmacie amul. di dund 90 ans jëm ca kaw. loolu nga ñàkkatooy xeb jóg dox bi bu gisee bu ñu ko fi kalee ci médicament pharmacie cher na. nous mangeons mal. on nous vend les trucs chers. nañ jël ñooy yëfa bopp. solom alom tol lëng uul. ja ca des ñu mais on est fatigué avec cette histoire là te xoolal nit ñaa ngi terewul nag man li ma jaaxal ñoom ñu ngay campagne ñu ngay def le ministre de la santé. il s'appelle Abdoulaye Diouf Sarr. moom ak ay ñooñam ñu àndal ñoom ñu ngay campagne. c'est-à-dire bëlde bi ak tuur xel beeg tekki bi Sénégalais yi refusons ça. La réalité xam nga fu mu ne ma wax la ko xulil ci lu ndaw. La réalité mu ngi ci tënk bi ñu bëgg a tënk sénégalais yi ak africains yi bay saboté suñu ay coupe d'Afrique ak la ca des. Paasan campagne boobu la nga wax Abdoulaye Mbow xëy na moom moo tax ñenn autorités sanitaires yi di digle ñu jël ay points yoo xamante ne dinañu ko teg nit ci di dem di fa ñàkku ci. xam nga Sénégal dafa am organisation boo xam ne si institution la bokk si exécutif bi mooy ministère de la santé et de l'action sociale. ministère googu dafa am ay professeurs ay docteurs ay ñoo xam ne seen xam-xam. dafa ci lépp li nga xam ne wàllu feebar la donc jamono ji depuis ñetti at daanaka coronavirus la ñuy wax te coronavirus au-delà du Sénégal dafa am organisation mondiale de la santé coiffé ci itam ay kàngam si wàllu santé dëkk boo gis itam dafa am organisation sanitaire u boppam am na dëkk yoo xam ñi ngi wax 3e ñeneen ñi ngi wax 4e dose am na ñoo xam ñi ngi jëm si 5e dose compte tenu si jàngat bi nga xam ne seen ay médecins ñu ngi koy def paasan wax na toll ak suul ak lu munti doon ñun nous avons nos fruits exotiques waaye tam bul fàtt itam tubaab bi am nañu ay plan ay tuberculose yoo xam ne lu muy faj ci jàngoro tam bari na te itam dafa am dëkk yoo xam ne ñu leen di duppee pays méditerranéens yi mais c'est des pays qui consomment mais énormément d'épices lépp loo xam ne laaj ak yooyu demee noonu lépp waaw xam nga ba tey mais loolu su mun ci Abdoulaye rek mooy que ni loo jël feebar boo gis Mansour mi ngi nii xam na bu baax si wàllu plante lu bari loo xam ne si feebar la parce que garab boo gis dafa jóge si ab garab waaye defe naa ni toll nañu jamono joo xam ne il faut que ñuy déglu bu baax recommandation ñi nga xam ne seen xam-xam dafa màcc te ñuy ay Sénégalais purs c'est des patriotes c'est des citoyens jàpp naa ni nag sama gis-gisu bopp du ñu digal Mansour ñëw ñàkkul te xam nañu ñàkk bi day lor Mansour donc nañ si demee noonu rek ku nekk dem si ak na nga ko gisee waaye tam bu ñu fàtte kër docteur la ñuy wax presse bu Sénégal ñu ngi xoolaat seen bopp ci lu balaa ñu faa dem sax Mansour yaa ngi may def siñ ma bàyyi la nga sànni ci lu gàtt rek. waaw maa ngi doon reetaan sax tellement pas asal li mu wax dafa am solo ba nga xam ni mais dañuy jouer nag. c'est vrai que sérieux na comme ni ko Ablaye Mbow waxee parce que affaire santé la question de santé la. c'est vrai que sérieux na parce que lu àdduna bi yëpp bokk la mais contradictoire yi ci am. dafay may kiy jàngat mu jël recul pour mën a xool bu baax. France tey ñu ni lii suba ñu ni lee beneen réew bu den ak France tey mu ni lii suba mu ni lee tey waa OMS organisation mondiale de la santé wax li joxe appréciation bi joxe ndigal ci daganal nañu maintenant ñu jël 3e dose boo xamante ni bii xëy na dafa am ñaari vaccin yoo xam ne ci la ñu ko tënk ci li ñu Mamadou Fofana jàngal ci communiqué bi. te bari woon na ay sénégalais yoo xam ni vaccin yi ñu jëloon du woon boobu noonu. ñi jëloon Johnson ñu ne léegi maintenant 2 yi dong la ñu daganal ci 3e dose. c'est-à-dire calcul yi ci am ci wàllu santé dafay laaj ay détails xam nga santé comme ni ko Paasan waxee sànq ak Ablaye da ngeen a xaw a méngoo c'est-à-dire que garab yëpp ci garab la bàyyeekoo. épices d'accord mais dafa am ay molécules yoo xamante ni bii dañ koy détecter ba génne ko moom kese. ci fukki junni molécules yi nekk ci garab bi après tubaab bi synthétiser ko mu faj la léegi mais bàyyi ci yow nag effet secondaire par contre bu dee bu Sénégal bi comme ni Pa Assane di wax mun na nekk traitement à long terme ci kaw koo xam ni xëy na daf koy maîtriser mais liy dëgg tey dëgg mooy Sénégal yi li ñu soxla une bonne communication bu àndut ak ay nax mais mënoo wax ñi dem leen vacciné wu ji def leen mesure barrière au moment où sa waay yaa ngi campagne dina jël ay junni nit Mansour maa ngi ko doon wax léegi presse bu Sénégal ñu ngi xoolaat seen bopp naka noone nag syndicat bi ëmb professionnel information ak communication ni ki say si suba la ñu tàmbali assise de la presse mu di ay waxtaan yu yaatu yu ñuy amal ngir wax jafe-jafe yi am ci secteur boobule naka noone kon la SYNPICS daal di xam ne ni bu ñu ca noppee dinañu def réforme boo xamante ne dina tax ñu taxawal ab observatoire national ñeel média yi fii ci réew Sénégal ñu ond ceeg Ndeye Khady Diouf. li waral penco yi mooy càmbar jafe-jafe yi nga xamante ne média da koy jànkoonteel. est-ce que dañuy bàyyi noonu rek mbir yi jaxasoo influence ak opinion bi jël le pas sur l'information est-ce que dañuy bàyyi par exemple ñi nga xamante ni dañuy orienter médias yi di leen manipuler ñu bàyyi leen ñoom ñu yor
doole ji wala est-ce que loolu yëpp dañ koy teg ci table bi. ab comité scientifique la ñu taxawal ngir mu liggéey ci thème yi toll ci juróom-benn. difficulté yooyu nag léegi moom lañ bëgg loolu waxtaanee ko ndaxte bu ñu waxtaanee dañ mën a génne ay recommandations yoo xam ne nii mën naa nekk saafara pour que presse bi taxawaayam ci réew mi di nekk taxawaay bu gën a dëgër daal. ministère bi ñu dénk communication gis ni penco yi day gën a dooleel code de la presse. ces assises nationales constituent. li tax ñu sawar a bokk ci penco yi mooy dafay rek mottali li nga xamante ne mooy code de la presse bi nga xamante ne xaatimu nañ ko yàggul dara kon na waxtaan yi dafay gën a dëgëral code boobu nga xamante ne ni daal dinañ ko taxawal ngir gën a assainir secteur bi. engagé par les autorités depuis un certain temps. li génn ci penco yi daanu ko tënk ci ab rapport final. secrétaire général bu SYNPICS àdduna jëmale ko ci conseil bi ëmb diffuseur yeeg éditeur de presse yi nga xamante ne ñëw ci boobule ndaje Bamba Kassé di xamle itam ni ñoom la ñu wax ni moom moo tax teewuñu fa ay lay képp la ndax dañuy bañ a ñëw ñu leen di joxoñ baaraam waaye rax na ci doole ni ñu ngi amal ay waxtaan ak ñoom bu ko defee ñu mën a ñëw ci assise de la presse yooyu le ñoom du ceeg moom Bamba Kassé. je pense que ñoom si seen bopp dañu war a ñëw. bu fekkee dañu ne dañuy xoolaat lu ñu woowee modèle économique des entreprises de presse loolu pour ñoom la bu fekkee dañuy xool naka dañuy def pour que publicité bi gën a dem ci média privé bi est-ce que pour man la non pour ñoom la mais attention fii amul nëbbu amul ay sujet bii duñ ko wax ak nangam bu fekkee ne ñenn ci ñoom li leen tiital mooy ñoom kat warloowuñu ak yoon parce que aussi li ñu war a fay journalistes yi duñu leen ko fay li ñu leen war a cotiser institution sociale duñ ko def bu fekkee ne loolu moo tax ñu ne bon xaaruñu ñu jéem a rocceeku bañ a bokk. Conseil des éditeurs et diffuseurs de la presse au Sénégal ñoom itam àdduna ñu dañoo am ay réserve jëmale ci yëf yi njiit bi sekk na ab waxtaan ak Simon Faye moom doxalinu secrétaire bu SYNPICS moom lay ñaawlu ndax nee na dañu leen yéex a xam yëgal kon boobulee ndaje yéex koo yëgal kon patron de presse yi Mamadou Ibra Kane di xamle itam ni boobulee initiative ba ñu koy def dañ ko waroon def lëkkaloo ci ak association de presse bi waaye itam patronat yi ñu ànd ceeg moom. talaata la jot invitation ci assise des médias yu war a tàmbali ci alxames bi tax ba conseil des diffuseurs et éditeurs de presse di waa CDEPS ne mënuñoo dem bokk ci ndaje bi ndax lu jiitu lii am na yeneen action yoo xam ne def nañ ko ba mu jur njëriñ lépp tënkoon ci ab kuréel gu ñëpp bokk. coordination des associations de presse sigle bi nekk CAP CAP nag moom moo ñu permettre ñu adopter le code de la presse malheureusement SYNPICS ne moom day organiser assise des médias. te boole aussi les autres acteurs des médias ñun loolu la ñuy ñaawlu. coordination des associations de la presse di waa CAP ne amoon nañu xalaatu taxawal ay assises yu ni mel te CDEPS jàppe ne jafe-jafe yi nekk ci presse bi lëkkaloo ak waxtaan wu yaatoo moo ko mën a saafara. presse ñun moomuñu ko ñun journalistes yi ñun techniciens des médias yi moomuñu ko. ay assises yu mel noonu il faut que ñu convoquer si les organisations de la société civile il faut que ñu convoquer si les autres syndicats de travailleurs il faut que ñu convoquer si les organisations de la société civile il faut que ñu convoquer si le patronat. waa CDEPS nee nañu moytu presse bi yàqu yeneen di ci rax yoo xam ne bokkul ci métier bi rawatina ci jamono ji ñu toll ci ay jafe-jafe yu xóot ci wàllu jamono ak tam ci wàllu koom. mu ngoog Abdoulaye sa gis-gis ci argument yi waa CDEPS joxe. waaw ñaar yi damay jàpp ni Mamadou Ibra Kane li mu wax xel mën na kaa nangu tout comme Bamba Kassé li mu wax tam xel mën na kaa nangu waaye damay jàpp ni effectivement ni travail bi waroon nañ ko gën a mën a yaatal bu fekkee ni li Mamadou Ibra Kane di wax la waaye tamit patron de presse yi defe naa ni war nañu mën a ñëw dugg donte le sax li mu wax amaana am na waaye defe naa ni war nañu mën a trouver plage de convergence boo xam ne daañu mën a lëkkaloo waxtaan ba nga xam ne effectivement daañu mën a daje autour du même table pour wéyal li nga xam ne moo di assise des médias te ñëpp war cee bokk presse bi mi ngi si xeexu ñëpp presse bi mi ngi yuuxul ñëpp presse bi mi ngi bindal ñëpp waaye presse bi lii di góomam te muy une plaie béante depuis plusieurs années ñu war ko mën a fajal suñu bopp presse bi defe naa ni foofu lay wane ni effectivement xaajaloo day mel ni journaliste souvent la mu bokk souvent da siy génnee boppam te waaye la mu bokkul moom am na kattanu ñëw sol mbubbu soldat xeexal nit ñooñu ba ñu nga xam ne dañuy am lu ñu bëgg donc may jàpp ni presse bi bari na ay problème si wàllu koom
presse bi bari na ay problème si li nga xam ne moo di dérive yi ñu constaté presse bi bari na ay problème si wàllu misérabilisme bu ñu constaté ba nga xam ne dañuy joxoon journaliste bi sax ne Mansour oto bi mu war amaana waru koo mën a am Pa Assane scooter bu muy dawal amaana mënu koo am ke xadi ko la muy sol amaana mënu koo am te muy liggéey di fay ko par weer defe naa ne loolu yëpp war nañ ko mën na dëxëñ waxtaan si ba nga xam ne effectivement dañu mën a am un modèle économique viable boo xam ne dinañu jëm ba nga xam ne sax dinañu mën a wañ loxo nguur gi ñu jëm si benn réforme majeure boo xam ne depuis loolu ñu ngi koy wax mooy la réforme sur la publicité parce que gis nañu ni médias publics yi lu ñuy engranger en termes de publicité issue justement des entreprises publiques et parapubliques jéggi na dayoo alors que média privé bi moom mi ngi liggéey di def service public te li muy am néew na lool def naa ne loolu lépp war nañ si gën a mën a waxtaan yaatal ko mais patronat bi ak SYNPICS nañu trouver place de convergence ak toutes les autres organisations faîtières pour ñu mën a liggéey ngir kat presse bi jëm kanam. surtout que Mansour assise de presse bu boolewul waxtu féewale. non assise man bi ma déggee assise dama doon reetaan vraiment Mamadou di wax li wax téeméeri dëgg la. ay assise kenn du ko defee noonu. sérieusement assise lañu wax assise. tey soldats yi def coup d'état Mali bu ñu fa amee doole parce que assise ba am monop moo tax assise du caaxaan. lu ku nekk joxe xalaatam la ci nu ne. ñëpp ko war a yëg à temps ku ne càmbar loo fa yóbbaale comme point bu ñu noppee defi atelier tënk ko dëxëñ ko mu doon lu ko dul tekki ñu mën koo teg ci kanamu nguur fas ko ci biir média bi li mu ëmbaale dafa bëri ci biir am na ñoo xam ne communication rek la ñuy def. am na ñoo xam ne journalisme rek la ñuy def ci biir médium yi aussi bokkuñu anam gi ñuy développé rajo bi télé bi ak quotidien bi. quotidien bi am na hebdo am na magazine mensuel am na yeneen ak yeneen mais bu nekk ak ni ngay développer sa communication pour mën a gagner c'est-à-dire vision la laaj. tey bu fekkee da nga woo koo xam ne éditeur la mais éditeur est-ce que kooku mun na la wax télé comment ça fonctionne dëggantaan pour élaborer benn programme télé bu war a gagner xaalis fay employé am. est-ce que ki nekk koo xam ne télé doomu la mos a liggéey man boo ma joxoon ab quotidien nu ma koy gérer dama cee xam tous. Ablaye boobu mun na doxal quotidien ça fait des années quotidien la xam c'est-à-dire yooyu yëpp dañ koy dajale kii li mu xam ñu boole ko dajale ko après nag moom parce que gis nga presse fi mu toll tey ci àdduna bu ñu demee ba naan on est mal payé bu ñu demee ba naan dañuy souffrir parce que dañu wàcc suñu rôle mënoo am benn outil de communication bu toll ni groupe de presse ci benn réew am ay nit yu ko yor support bu amee noonu doole ngay xaar ndimbal ci kaneen bu fekkee am nga sa ay cibles yoo wax laal tey liggéey ci réew ma dafay aju ci nga jox ko ku ko xam pour mu jox ñuy consommer programme bu méngoog la ñuy laaj moom itam ci côté communication ak marketing média dafa ànd ak loolu ban côté lay mën a jaar pour mën a gagner xaalis boo xam ni dina permettre ñuy def ay émissions te qualifié ci kenn ku nekk def émission boo mën a indee xaalis di nga participer ci développement wu kër ga mais participer ci sa développement bopp ci pourcentage boo xam ne moom ngay gagner c'est-à-dire que ni du assise waaye gars yi nag. du assise. média bi li mu ëmb lépp tey Pa Assane Seck mi benn petit frère am boo xam ne dafa jàng montage am benn chaîne bu am doole di traiter information comme ni mu ko neexee chaque actualité bu dem mu dem couvrir SYNPICS couvrir waa ñoom Mamadou Ibra Kane couvrir Kane da nga koy génne ci presse bi d'accord mais pourtant am nga association presse en ligne léegi kooku da nga koy génne ci ligne bi wala déet. mais bu ñu ko ciy boolee nan la ñu ko ciy boolee. fan lay amee retombé am ki nga xam dafa nekk réseaux sociaux yi di def ay direct di gagner 2 millions ou 3 millions par mois yoo xam ni réseaux sociaux bi fayu ko mais li ki ko koy fay mooy Ablaye Mbow homme d'affaires la am na ay station yu mu bëgg a jaay wala restaurant bu mu bëgg a jaay xam na ni Ablaye Mbow mi Pa Assane mi page am na plus de 60 wala 600 000 abonnés. mu ni Pa Assane kaay ñu collaborer dinaa la jox 1 million par mois yow tam fexeel ba chaque mois nag ma indil 2 millions vues ci sama page ak sama produit bi may jaay mais loolu li ci yoonu presse bi ak éditeur yi. lu ci man presse dafa développer malheureusement gars yi nanguñ dox ànd ak bu ñu ko bëgg a téye ci classique bi rek presse bi dañ ko raxas presse bi raw na leen. raw na leen bu yàgg boo yàgg lekk ay millions ci médias yi.